Diamalaye la Sainte, dans toute sa splendeur, dans toute sa sainteté et dans toute sa modernité. Et oui, le projet Taral Diamalaye, dont l'idée a émergé en 2018 pour moderniser les sites d'accueil des fidèles lors de nos cérémonies religieuses, va doter à la communauté laïenne des infrastructures de pointe et des équipements de dernière génération. Taral Diamalaye s'est donné un visage encore plus attrayant à ce havre de paix et de piété. Avec le projet Taral Diamalaye, le mausolée du Saint-Maître Seydina Limamou Laye Al Mahdi, paix et salut sur lui, fera face à un cadre avec tout le confort requis. Des chapiteaux pour couvrir tout Diamalaye et les autres sites, un hangar fermé de 200 mètres carrés pour le stockage et l'entretien du matériel, des bâches démontables et modulables. Seydina Limamou Laye Al Mahdi, paix et salut sur lui, fera face à un cadre avec tout le confort requis. Des chapiteaux pour couvrir tout Diamalaye et les autres sites, un hangar fermé de 200 mètres carrés pour le stockage et l'entretien du matériel, des bâches démontables et modulables d'une superficie globale de 80 174 mètres carrés, dont 21 754 mètres carrés pour Diamalaye Yoff, 24 664 mètres carrés pour Diamalaye Cambérène, 16 400 pour Ngor, 12 500 pour Ningala et 4 956 mètres carrés pour Ngédiaga. 16 chapiteaux, 6 bâches décagonales, 30 bâches pagodes, Taral Diamalaye. Un projet de la communauté laïenne mise sur pied sous l'égide et la bénédiction du Khalife général des Layennes Mouhamadou Mokhtar Laye et ses frères. Taral Diamalaye, je suis laïenne, j'y adhère. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin il-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabbaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa hadrihi wa miqdaril azim. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñuy safoo di seetaan seen chaîne préférée Lou'Bess TV, le chemin de l'information. tey nag ñu ngi fii ci Cambérène ci 30e édition de l'appel de la jeunesse bi nga xamante ni suñu maam suñu baay le savant Chérif Ousseynou Laye moo ko daan amal yàlla na yàlla yokk leeram te tas ñu ci barkeem. tey jii ñu nar a def 30e édition bi comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fii à Cambérène waxtaan bi commencé na nit ñi ñëw nañu génn ci 25 décembre bi nga xamante ni kii tëdd fii sama ginnaaw mooy borom di Seydina Issa Rouhou Laye ibnu Mariam. Seydina Issa bu ñuy wax ci moom fii la ñuy fanaan mais tey dañuy def focus waxtaan ak nit ñi seen tànk fii waaye balaa ñoo waxtaan ak kenn dañuy dem ci ñi nga xamante ni ñoo fi amal exposition bu am solo depuis ce matin laaj leen exposition bi tey li ko waral ak lan mooy seen thème. ñu xool qu'est-ce qui se passe ici dans cette exposition. waaw exposition bi moom li ko waral boo xoolee àdduna ñaar moo ci am lu nit di lire pour xam ko wala lu nit di gis pour xam ko lu nit di gis pour xam ko nag image bokk na ci boole nañ ci tamit pour lire ndax xam ko ñu ngi ci fii ci 25 décembre bi 25 décembre bi nag initiative bi moo nekkoon boole jeunesse bi bu ne jeunesse bi nag génnewuñu ci kenn ñëpp ci leen bokk. muy sunu sang bu tedd boo doon ko def Chérif Al Ousseynou doon ko boole ko exposition bi nag exposition bi ren nag li ci abordable mooy dañ ko tuddee Magi Dakar ñi nga xamante ne bii ñoo doon ànd ak Seydina Issa Rouhou Laye ibnu Chérif Al Ousseynou waaw moom lañ ko tuddee moo nekk exposition bi nga xamante ne bii moo nekkoon Magi Dakar daal. lan moo tax ngeen tànn Magi Dakar ndax dañoo amoon impact bu am doole doon ànd ak maam Seydi. wala seen taxawaay ci diine ji dafa nekkoon taxawaay bu irréprochable. waaw yaakaar naa Magi Dakar moom buñ ko waxee seen taxawaay ci diine ji kenn naatable wu ko. waaw taxawu nañ ci diine ji taxawaay bu rafet. waaw moo waral ñu leen di delloo njukkal tey ci 25 décembre bi mboolem mag ñi nga xamante ne bii nekkoon nañ Dakar te jamontoon teeg Seydina Limamou jamontoon teeg Seydina Issa moo nekk exposition bi waaw. Laye Mamadou Mokhtar maa ngi lay fay Laye Mamadou Mokhtar di nuyu ñi nga xamante ni ñoom nga àndal. man maa ngi tudd Seydi Wara dëkk fii Cambérène bokk ci xale yi nga xamante ni ñoom la Chérif Ousseynou Laye defar daal Laye Mamadou Mokhtar. macha allah Laye Mokhtar comme fi nga daanelee bokk ci ñi nga xamante ni Chérif Ousseynou Laye moo leen tàggat tey ñu dem ci 30e édition appel de la jeunesse bi déjà nan nga gisee édition bi nii. waaw sant yàlla baax subhanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta alimul hakim wa salaatu wa salaam ala mawlana imamillahi mahdi seydil mukhtar wa ala alihi wa ashaabi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin alaa ñoo wax dara di ñaanal Chérif Al Ousseynou ibnu Rouhou Laye yal na nu ko yàlla fayal liggéeyam ci ndaw ñi yal na nu ko yàlla fayal mbaale ci wayjuram maam Seydina Issa Rouhou Laye vraiment
appel de la jeunesse lu nuy bégg la ndax bu ñëwee sunu xel sunu xalaat sunu xol ak sunu lépp day dellu ci Chérif Al Ousseynou Ibn Rawla daan bokk ak moom kaamil bu tedd bi ñëw animel nu kaamil bi ñu dem ci kër ga ñëwaat ngoon gi jot mu ñëwaat ak kanamam bu tedd gi ak sañseem bi vraiment yëg nañ ni moom Baye Ousseynou Laye nekkatu fi ndax boo gisee jàmmalaay bi mu fi nekk nam daan demee ak nii nga xam te ni xol yi wéet na daal ndax génn jëmm la nag Chérif génn jëmm la yàlla nañu ko yàlla fayal vraiment appel de la jeunesse ku daan teew ci fii daan fees del am na nag ñoo xamante ni Chérif moo leen fi daan indi waaw daan na ñu bëri bu daan jugee dëkk ak dëkk ngir jëmmu Chérif Ousseynou Laye moo leen impressionné woon ak sañse beeg lu ne daal ci Chérif Ousseynou loo tax nit daan jóge fu ne di ñëw ngir rek gis am na ñoo xamante ni nanu gis jëmmi Chérif Ousseynou Laye rek daal vraiment moo tax boo xoolee ba mu ko daan def ak bii ñuy feete 30 ans am na tuuti différence waaye alhamdulilahi rabbil alamin da nga xamante ni lim fi bàyyi pour feddali kóllëre gaa yaa ngi koy jàpp pour bañ mu suux daal. exactement vu que am na continuité kon sant yàlla bu wér la même si ni ñu ko doon defee démb ak tey am na différence am na tuuti modernité également bi si am ñu ñëw tuuti seen relation yéen ñi nga xamante ni Chérif moo leen tàggat Chérif moo leen formé en quelque sorte doon anticiper si jeunesse bi bu baax a baax ba tey nii ñuy wax appel de la jeunesse bay wax 30e édition ban relation ngeen amoon ndax relation père-fils la wala relation bu gën a profonde que relation père-fils boobu. macha allah tabaarakallah ahsanal xaaliqiin Baye Ousseynou Laye yemul woon rek ci doon sunu sëriñ Baye Ousseynou sunu baay la woon Baye Ousseynou ni wéy jur di taxawee doom Chérif taxawe nanu ko ci lu mu mën a doon ndax Baye Ousseynou Laye bokk na nag moom jataay yoo xamante ni jataay yu extraordinaire ndax ndeysaan bu tukkee ba daan ñëw ni pap wool sama gaay yi ñu def sunu reer yu tedd yi saan dajalenu ñu ñëw reer meew mi dàqi waxtaan wi ndeysaan ñu toog ak moom ba n'importe quelle heure léeg-léeg ñu jóge fa minuit léeg-léeg ñu jóge fa minuit et quelque ci doomu yonti yàlla Isaa gi nga xam ni mu miinal nu boppam bëggal nu boppam ba dañ daan yàkkamte di toog ak moom mu suufe ci sunu kanam lool nag suufe ci sunu kanam lool daan wax naan woowu ma leen pour ngeen may liggéeyal woowu ma leen pour ngeen may defaral ay lalakeer mu laal dama leen woo pour ñu ànd liggéey jaamu yàlla waaye nag ku ci amul dépense ñëwal ma jox la ku ci amul course laay maxtaan ñëwal ma jox la Baye Ousseynou Laye daal dëgg yàlla tey ñu ngi sant yàlla nag ndax bu nu mënee teg sunu tànk ci diine ji ba tarxi sunu grâce à Chérif Ousseynou ndax bëggaloo nañu yàlla xamloo nañu kan mooy maamam Seydina Limaamu ba tax Laye Mamadou Mokhtar maamam doy nañu sëkk ndax à bas âge nag lan ko topp waaye nag defe naa topp nañ ko jar a topp waaw moom wanunu woon rek ni Seydina Issa moo ma jur déedéet daf ko jëf ci kanamam ñuy gis daal xam nga Laye amuñu fayam Baye Ousseynou amuñu fayam. kenn amul fayam macha allah moom Chérif Ousseynou Laye ñu dem ba duppee ko docteur de la jeunesse pour wane impact bi mu amoon si ndaw ñi tey ñu ngi Sénégal gis nañu ne sénégalais ñu si bëri 25 24 ak ay 31 ñu ngi nekk si yeneen affaires yi nga xamante ni du yëfu diine tey Chérif Ousseynou Laye anticipé si loolu ba 24 bi. wala ba 25 bi mu am appel de la jeunesse 31 bi mu woote këram ak waa amical bi noo gisee loolu noo jàngatee loolu. waaw macha allah mooy moom missionnaire bi mu doonoon ndax maam Seydi baayam Seydi maam Chérif Ousseynou Laye baayam maam Seydina Issa Rouhou Laye moo ko noonu Chérif waajal xale yaa ngi ñëw Chérif waajal xale yaa ngi ñëw mu teel a xam loolu nag ba tax Chérif jotam gépp da ko joxoon ndaw ji alalam jëpp mu jàppalee ko ndaw yi xamoon fi ndaw yi di jëm ndax dem na fu nu demul xam na lu nu xamul te tentative yi mënoon fël xale yi yóbbu leen ci lu génn diine ji dafa bari mu jëloon 24 daan ci meewal ñun sunuy grand waaw ñun sunuy grand yi Chérif moo leen daan bloqué ci 24 daan meew ak ñoom ba lii juddu ci ndax avant 25 décembre loolu la woon gars yi dañ daan liggéey appel ba daanu nu tal pour di sañseek di lekk ak di naan moom ci la jëloon jour spécial daan leen ci berndeel ñoom pour may leen ci jëmmam waxtaan ak ñoom ndax gars yi daan nu ko tal looloo jur 25 décembre bi looloo jur 25 décembre bi mais 31 décembre gëm tey dëggal gi daan am fii daaray Baye Oustaz te Serigne Cheikh mi daan ko daax
da nga daan gis Baye Ousseynou Laye daan na ñëw toog si ba yenn heure yi mu doog a dem Yoff ci amical bi loolu lépp pour xam na ni moom jëmmam nit ñi duñu ci doyal Baye Ousseynou jëmmam nit ñi duñu ci doyal moo tax bu daan toog 31 décembre yow li lay yéem mooy xaaral ma daw balaa Chérif a ñëw pour xool lan la sol dem na ba xam ni nit ñi bari na ñoo xamante ni ñii Chérif yii moo daje ci moom am na ñoo xamante ni jëmmam moo leen yéem am na ñoo xamante ni sañseem moo leen yéem am na ñoo xamante ni tabam moo leen yéem ndax appel daan nañ ko gis buñ defee kee pour ki aide d'honneur bi bu génnee du génn rek dugg ci oto bi da ngay gis mu génn taxaw ba si kaw étage yeeg yëpp nit ñi di ko xool nga gis mu yëkki loxoy ni maa ngi ba ñëpp yuuxoo mu doog a dugg ci oto bi parce que xam nañ ni ñii nii fi mu ne loolu lañ ci am na ñoo xam ni appel bi ñoom du seen appel yemee foofu doy na ndax gis nañ Baye Ousseynou loolu la ko yàlla defal mais jëmm ju baax Baye Ousseynou jëmm ju baax jëmm ju yéeme mooy Cheikh Ousseynou li daje ci moom ku mu daje woon ci yow Laye Modou Mokhtar nga demee na nen ndax baayam yonente la maamam yonente la mu yor ay mayu boppam waaye tey lenn rek man nga ko toppe Cheikh Ousseynou maam libaas nag def ni maam Baye Laye xam naa si say jikko 300 yu dul jeex am nga kiraama sak mbaax rëy na kulim jum mu ni rafet jikko muñ gu yaa xam-xam bu dul jeex mu ni yaatu taaru tabe maanu am diine amuk leer te loolu daje na ci sëtam bi Chérif Al-Ousseyni ibn Rawla vraiment yàlla macha allah Laye Mokhtar kontaan nañu si waxtaan bi ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal jàmm ñu fekkee ko ay at yu bëri incha allah. bàyyi lay boromam yal na yàlla jàppale leen yal na yàlla sàmm leen te aar leen télé bi yal nañ ko dégg fu ne ci barkeb Chérif Al-Ousseyni ibn Rawla aqulu hadha astaghfirullah li wa lakum wa li saa'ilil muslimin wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. teewal fii ki nga xamante ni mooy sunu président muy Papa Niang jox nu ndigal ngir ñu ñëw mën kaa jotaleel ay kàddoom waaw yaakaar naa ni loolu moo waral sunu toogaay fii. vigilance daa doon benn cellule ci biir polyvalence doon ci ñoo xamante ni tey seen taxawaay ci biir polyvalence mooy wàllu sécurité bi. wàllu sécurité moo waral vigilance moo waral seen taxawaay fii tey nga xamante ni fi la ñu nekk muy ci appel de la jeunesse bi muy 130e édition waaw yaakaar naa ni vigilance boo xoolee ba ci biir kër Chérif ay at yaakaar naa ni sécurité bi nga xam ne nii moom la ñu moo nekk biir kër Chérif vigilance moo ko yor mooy ci bëccëg gi ak ci guddi gi toute la journée waaw ñoom ñoo ci nekk di vigiler à chaque fois beneen bi ci des tey jii sëriñ bi bu jógee këram di ñëw fii nga xamante ni mooy tànt bi yaakaar naa ni ku ne gis na convoi bi sànq vigilance liggéey boobu seen loxo lañ ko teg beneen bi ci jàmmalaay tey gis ngeen ni mu mel ak mbooloo mu fi daje yëpp waaw yaakaar naa ni sécurité bi ci loxo vigilance la nekk pour gars yi nga xamante ni li naan ñiy gàmmu ji ak ñiy ras de bokkunu waaw tey loolu moo fi nekk pour ñu dalal xelu gars yi xam ni yaakaar naa ni ñu ngi ciy fee bu baax yaakaar naa ne vigilance seen taxawaay ku ne gis nañ ko am na ci membre yoo xam ne ñu ngi ci biir vigilance mais solo ñu ay tën ay civil lañ mais ñu ngi ci biir gars yi waaw lépp loo xam ne nii gis nañ ko ci faay rek dañuy obligé signaler gars yi pour gars yi mën a def seen liggéey kon ñuy wax gars yi nan dalal seen xel baax te yaakaar naa ni taxawaay bi ñoom ci appel de la jeunesse bi ba bu ñu demee ci appel bi tamit taxawaay boobu la ne am ba ci biir kër Chérif taxawaay boobu la ne am waaw kon yaakaar naa ni vigilance loolu mooy seen liggéey ci biir commission bi nga xam ne nii mooy biir commission polyvalence. waaw souvent comme daaw appel de la jeunesse bi daaw instant boobu gars yi ñu ci ëppoon nekku noonu ci tente bi mais amoon na ay agression ci ginnaaw yoo xam ne dañu ko signalé woon ci pleine journée xam nga loolu dafa doy waar. waaw loolu tax cette fois ci année bii ñu jël ci sunuy matukaay bu baax ba nga xamante ni gars yi fu ne tas nañ leen fa ba nga xamante ne def ko tu ñaawteef yooyu du na am abcès ci biir fii waaw yaakaar naa ni loolu day doon lu am solo parce que jamono ji dafa doy war te comme bërëb yi mel nii buñ ci dajee sécurité bu manqué rek amaana leneen mën na xew
waaw te ni nu ko doxalee fii donte kër Chérif instant bi jóge nañ fa mais teewul am na tamit ñu fa bàyyi ñoo xam ne ñoo gérer sécurité bi foofu tal parce que loolu day am lu am solo parce que tey ñëpp mën na noo daw ñëw fii mais tey bu ñu xoolee xam ne fii gaa yaa ngi fi mën na noo débarrassé wu dem ci biir kër gi waaw yaakaar naa ni looloo fi nekk ci gaa yi ñuy rafet lu baax seen liggéey di ñaanal sunu président bi nga xam ne mooy Papa Niang sama borom gën a yokku taxawaay bi te defal ko ndam defal ko gaa yëpp waaw loolu daal yaakaar naa ni looloo fi nekk ñëw gën a am kontaan bu baax di ñaanal ki nga xamante ni moo nu fi tax a daje muy doomi Rola Issa ji sama borom doon lii leeram tasu ci barke ba sunu yéene ci kër gi sunu borom mottal nu ko barke baayam barke maamam xayru xalqu laay war may bàyyam bu tedd bi yonent yàlla Issa jërëjëf laay mutaat yéen it yàlla na yàlla gën a yàggal taxawaay bi te defal leen ndam yàlla gën a yokk seeni promotion ci barkab Seydina Limaamu jërëjëf laay mutaat mbokk yi safoo di seetaan Lou'Bess TV ñu ngi leen di jaajëfal alhamdulilahi rabil alamin journée bi jàll na si jàmm 25 décembre 2023 nekkoon 30e édition bu appel de la jeunesse waa farlu si diine ji doon ko amal fii dégg ngeen exposants yi dégg ngeen ñi nga xamante ne ñoo nekk si vigilance dégg ngeen également ki nga xamante ni moom mooy président bi Libaas Colonel li mu wax mu nekkoon bés bu am solo bés bu taaru bi nga xamante ni laayeen yi ñëwoon nañ jullit yi ñëwoon nañ ñi bëgg tawxiit ñëwoon nañ di gërëm ñi nga xamante ni ñoo nekkoon si technique bi ñi ma àndal ñoom Libaas ak ñoom Chérifa ak ñëpp di leen jox rendez-vous incha allah ci beneen événement bu am solo bu neexee yàlla. Diamalaye la Sainte, dans toute sa splendeur, dans toute sa sainteté et dans toute sa modernité. Et oui, le projet Taral Diamalaye, dont l'idée a émergé en 2018 pour moderniser les sites d'accueil des fidèles lors de nos cérémonies religieuses, va doter à la communauté laïenne des infrastructures de pointe et des équipements de dernière génération. Taral Diamalaye s'est donné un visage encore plus attrayant à ce havre de paix et de piété. Avec le projet Taral Diamalaye, le mausolée du Saint-Maître Seydina Limamou Laye Al Mahdi paix et salut sur lui fera face à un cadre avec tout le confort requis, des chapiteaux pour couvrir tout Diamalaye et les autres sites, un hangar fermé de 200 mètres carrés pour le stockage et l'entretien du matériel, des bâches démontables et modulables. Seydina Limamou Laye Al Mahdi paix et salut sur lui fera face à un cadre avec tout le confort requis, des chapiteaux pour couvrir tout Diamalaye et les autres sites, un hangar fermé de 200 mètres carrés pour le stockage et l'entretien du matériel, des bâches démontables et modulables d'une superficie globale de 80 174 mètres carrés, dont 21 754 mètres carrés pour Diamalaye Yoff, 24 664 mètres carrés pour Diamalaye Cambérène, 16 400 pour Ngor, 12 500 pour Ningala et 4 956 mètres carrés pour Nguédiaga. 16 chapiteaux, 6 bâches décagonales, 30 bâches pagodes, Taral Diamalaye. Un projet de la communauté laïenne mise sur pied sous l'égide et la bénédiction du khalife général des Layennes Mouhamadou Mokhtar Laye et ses frères. Taral Diamalaye, je suis laïenne, j'y adhère.